jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dama koo jukki bokk na ci gouvernement bu yees wi nga xam ne itam daal nañ koy taxawal fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay sénégalais itam joxe nañ seen xalaat ci wàll wi bëri na ci loo xamante ni itam ñu ngi koy sàkku ci jëwriñ gi nga xam ne moom la ñu teg ca kaw moom élimaane jëwriñ ji moom Amadou Ba li ñu xam le moom moo di mu daal di taxaw bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di yitte askan wi ci jamono yi nga xam ne njëgum dund gi fii ci réew bu Sénégal yokku na tax na itam askan woowee bëgg lu ni mel ñu daal di ci indi ay saafara moo xam mouvance présidentielle wala bokk opposition ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi féete ci langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal daal nañuy addu ci wàll wi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di seen ay bëgg-bëgg leneen ci loo xamante ni ñu ngi koy sàkku ci ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba mu daal di leen di ubbil ay buntam saa ñu ko soxlaa itam mu mën a rek wuyu askan wu Sénégal lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi moom Abdoulaye Ndoye secrétaire général bu CUSEMS itam la mu xamle moom moo di la seen ak seen yelleef ñu daal di ci taxaw bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci daara yi mbokk yi tënk yaa ngook bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu jàppale ne nag gouvernement bu yees woo xamante ni amal nañu ko fii ci réew bu Sénégal ñenn ci ay sénégalais itam joxe nañ seen xalaat ci wàll wi ginnaaw bi ko njiit bu réew bu Sénégal daal di defee ba noppi ñoom itam la ñuy sàkku moom moo di li nga xam ne nag ay jafe-jafe la ci mim réew ci yële jamono lu ci mel ni li nga xam ne nag moom moo di njëgum dund gi ak yeneen yu ni xeetoo ki nga xam ne moom moo di élimaani jëwriñ ju njëkk mu daal di ci gestu askan wi Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy ñoo teewlu kàddu askan wi ñu seetaan. sonn même bu la yàlla na tawul yéen ni sax xam nga ne am na foo xam ne metti na sénégalais seen bopp seen dund moo metti li may digal Amadou Ba gouvernement mooy ñu góorgóorlu sur le pouvoir d'achat des sénégalais maanaam dund vécu sénégalais yi si wàllu lekk si wàllu dëkk si wàllu courant si wàllu ndox il faut ñu dimbali aussi ndaw yi ñu am lu ñu jàpp ba mën a sàmm seen diine ak seen ngor parce que liggéey dafa doon loo xam ni si dund doomu aadama nekk parce que nit boo amul loo téye pour nga def safaan day yomb. nañu wàññi dund bi comme li ko nit ñi laaje defar santé bi boole si comme njàng mi ubbi tey jàng tey comme niñ ko waxee ñoom te yaakaar nañu ni xëy na noonu lay demee waaw mais daal aussi ñu wax gouvernement bi lu ñu digal nit ñi nañ ko def lu ñu mënul nañu ni nit ñi mënuñu ko problème du am. ñu ngi xaar comme sénégalais yëpp ñu dimbali surtout askan bi. si côté dund bi ndax dund bi cher na ñëpp a koy kaas suñu sœurs yi suñu yaay yi suñu bàjjen yi sonn nañ suñu demee marché tout le temps lii yokku na ak père de famille yi aussi pas yi sonn nañ torop si construction yi tout le temps ciment yokku na ak yeneen travaux yi soxla. xam nga jeune laa te damay suivre sport comme ñëpp bon football dafa nekk loo xam ne daf ñu intéressé te Matar Ba depuis bañ ko fale woon ba léegi bon ay résultats yu baax rek lañ gis si moom yu positif. doon na baax ñu bàyyi woon ko si postam ba au moins sax après coupe du monde bi ndax yi mën na andi ay perturbations ay affaires yu sew xam nga te instant ñu ngi demoon ba am benn groupe bu dëgër bu solidaire te nit ñi wóolu nañ ko ak du football rek. nit ñi nañu xoolaat seen bopp delloo si seen xel discipliné parce que tant que loolu defuñu ko dëkk bi du avancé. dëkk bi bëgg mu avancé la ñu soxla askan wu Sénégal moo xam ci wàllu wér-gu-yaram ak itam njàng mi ak njàngale mi tax na itam daal dañuy addu ci mbir mu ni mel tey xaar rek ci jëwriñ ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tagg yu yees ñu daal di gestu askan wu Sénégal bu baax a baax yeneen i sénégalais yoo xamante ni itam suñu ay ndaw Moussa Mané ak Amadou Ba daje nañ ak ñoom amal aw reportage ñu seetaan. mu doon ci ku sénégalais yi am yaakaar gannaaw buñ ko nommé premier ministre moom mi Amadou Ba. Sénégalais yi di ko xaar ci lu bari. mais fal bi nag bettuñu quand même bettuñu à 100% parce que li ci am solo rek mooy ku ci nekk ñu teg ko ñu jox ko loo xam ni moom am na capacité def ko daal donc je pense que Amadou tamit am na capacité bi. xalaat na ci bu baax avant mu koy def je crois que dinañ ci liggéey bu baax a baax changer condition vie sénégalais surtout côté dund bi inondation yi. gouvernement bu bees ay attentes yu bees sénégalais yi. di xamal lii di gouvernement bu bees bi ni jamono ji mbir yi metti na lool. comme moom président ni mu ko tànnee aussi moom ñu tànn ñoo xam ne daal nañu nekk à la hauteur ñu tànn ñoo xam ne tamit nañu xool
actuellement tamit neexul ba neexul mais situation dëkk bi tamit des na donc nañu fal ñoo xam ne daal ku si nekk liñ la fal di nga am capacité doxal loolu. bu leen falee incha allah ci kattanu yàlla war nañ xool réew mi nu muy doxee parce que instant réew mi dafa métti na trop macha allah dund bi cher na waa dëkkuwaay bi aussi métti na aussi maanaam en tout cas daal réew mi daa métti quoi instant nii. gannaaw bu fi nguur gi jëloon benn loi jëmale ko ci loyer yi en 2014 population bi di xamal ni ba léegi mbiri loyer yi changé wul fii ci Sénégal ba tax na ñu ñaan nguur gi bees gi mu xoolaat loyer bi. parce que location bi cher na bailleurs yi aussi ñoom dañuy génne locataires yi pour yokk seen location bi te loolu aussi war nañ ko xoolaat système bu ñu ko defee par secteur. Bon voilà donc moi je crois que war nañ respecter def de telle sorte que bailleurs yi dinañ respecter formule loyer yi surtout banlieue bi parce que li xew ci banlieue bi ñoom duñ ko xam waaw bailleurs yi dañuy def lu leen neex ñoom duñ ko xam donc man dama bëgg gouvernement bi côté location mu gën cee xoolaat bu baax. installation lii di gouvernement bu bees bi doon lu Sénégalais yi doon xaar bu baax a baax gannaaw bu ñu indiwaatee lii di poste premier ministre bi ñu bëri jàpp ni dina mën a saafara li bari ci réew mi. lu bari ci réew mi daanaka foo laal fépp mitti tax na itam yenn ci ay waajur ci la jamono itam dañoo rek daal di sëngéem ndax itam dund gu mitti wi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkonteel keneen ci koo xamante ni itam ma ngay sàkku ci Amadou Ba ci mbir mu ni mel mu daal di gëstu askan wi Bokar Jong lay wuyoo responsable politique la ca diwaan bu Parcelles Assainies ñu teewlu ay kàddoom. xaar ci moom d'abord ci wàllu Sénégal yëpp d'abord li ñu xaar mooy mission bi ko président dénk. muy jafe-jafe ñi nga xam ne moom la Sénégalais yëpp di jànkonteel bés guddi ak bëccëg mu indi ci saafara te jàpp nañu ne comme moom defoon na ay preuve am ci économie et finance bi nga xam ne nekkoon na fa te mu doon li nga xam ne moom la jàng jàpp nañu ne dina ci mën a am saafara kóolute googu président gis ci moom ba jox ko ñu am yaakaar gu nga xamante ne war na ko mën a def ci wàllu parcelle nag li ñuy yaakaar ci moom te tamit di ko xaar ci moom mu dimbale doomaanu parcelles yi. ñeneen ci ñoo xamante ni moom Amadou Ba ñoom la seqal làng ko politique bi fii ci réew bu Sénégal moo xam mouvance présidentielle wala bokk opposition ñoom itam daal na ñuy àddu ci mbir mi ñuy mel naka noonu itam ñuy sàkku ci moom rek mu daal di ubbi ay buntam ba tax saa ko askan wu Sénégal soxlaa mu mën leen a wuyu Alxasan Ba ak Amadou Ba ñoo ci amal aw reportage. ki nga xamante ni moom lañ tabb njiitalu jëwriñ yi ñoo bokk base politique fii ci Parcelles Assainies Maïmouna Sissoko di tàccu choix bi nga xamante ni def nañ ko ci moom Amadou Ba ngir mu jiite gouvernement bi. dama rafetlu choix bi awma habitude di commenter ay décision président man dama koy soutenir avec ak engagement ak loyauté loolu moo tax maa ngi koy remercier en tant que déjà doomu Parcelles Assainies ci choix bi nga xam ne porté na ko ci koo xam ne ci ñun la bokk. sentiment bi ni mel lañu fekk ci maire bu Ngor moom Maguette Ndiaye jàpp ni président de la République. def na tànneef yu gën. dañ ci am mbégte doublement bi ci njëkk mooy Sénégalais yi yàgg nañ di wax ne il faut ñu amat premier ministre il faut ñu delloo si waat poste premier ministre ndax dina gën a yombal gestion état mais dina gën a yombal aussi population yi seen ay doléances ñu mën a am kuñ koy jooyanteel kooku mën ko dajale man ci jukko ak njiitum réew mi. beneen biñ ci am itam mooy nit ki ñu tànn parce que itam dafay am solo réew bu tolloo fenn fi boo ci bëggee ay solution da ngay seet koo xam ne xalaat nga ne solution yi mën na lu ko andil nga ànd ci ak moom liggéey. li koy xaar bëri na soxla yi jàmp ñoom ñi nga xamante ni jot nañu waxtaan ak ñoom jàpp ni mën na relever défi yi beneen mbir mi nga xamante ni moom wax na ko muy Maguette Ndiaye moo di moom jiitalu jëwriñ yi na ubbeeku te déglu ñëpp. nit ku am ouverture d'esprit la donc loolu xam naa dañ koy wax rek di ko fàttaliwaat waaye bokk na ci aussi ñun tey bu amoon luñ koy ñaan mooy loolu nga xam ne ci la nekkoon ba ñëpp nawee ko mu continuer ci buñ la jiitalee nag da ngay yaatal sa mbootu donc loolu dañ koy gën a ñaanaat ci loolu tey bi ñu ko jiitalee premier ministre du Sénégal gépp la donc premier ministre Sénégal yëpp la ma koy ñaan mu mën a def ak ñëpp. waaw pare nañu pour accompagner le gouvernement pour que défi yooyu nga xam ne soulevé naka démb muy ay questions sociales des questions de sécurité loolu yëpp ñun pare nañu véritablement pour accompagner gouvernement bi muy teg pour que ensemble ñu mën a relever défi yooyu au grand bonheur de toute la population sénégalaise.
leer na léegi Amadou Ba nekk premier ministre bu Sénégal moom mii nga xamante ni am na jaar-jaar ci gouvernement yi nga xamante ni président de la république jot na ko teg bi mu nekkee ci bopp réew mi ak léegi askan wi ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund. Alxasan Ba Amadou Ba Elimani jëwriñ jàppale ni tam moom Cheikh Oumar Anne moom moo nekk ca bopp ministère de l'éducation nationale ñenn ci ñoo xamante ni itam dañuy yëngu ci wàllu njàng ak njàngale bi fii ci réew bu Sénégal ku ci mel ni Abdoulaye Ndoye xam ngeen ne moom mooy secrétaire général bu CUSEMS la muy sàkku itam bëgg na rek ñu daal di wéyal li nga xam ne moom moo di xeex bi ak yelleefu jàngalekat yi itam ñu daal di koy bàyyi xel bu baax a baax ay kaddu lay yoo xamante ni suñu ay naataangoo ca RFM ñoo ñu ko baaxee. ak foo mënti jógee ak loo mënti doon lenn moo ñu soxal mooy ak yelleefu jàngalekat yi mooy revendication jàngalekat yi mooy am système éducatif bu performant bu mucc ayib kon nag kuñ fi mën a ñëw indi ko da nga war a xam ni dafa am ay acteurs yoo xam ne des partenaires yoo xam ne ñooñu jàngalekat yi ñoom ñooy représentant légitime jàngalekat yi benn ñaareel bi nga fexe accord yoo xam ne gouvernement bi signé na ko xaatim na ko te ñëpp seede ko nga fexe ñu jëfe ko respecté ko parce que Olof Njaay dane gor ca wax ja ñetteel bi mooy ni nga fexe jàngalekat yi ñu nekk ci anam yu mucc ayib mooy améliorer conditions de travail des enseignants parce que environnement scolaire c'est un intrant de qualité bu ma waxee environnement scolaire damay wax abri provisoire yi damay wax école yoo xam ne amul ndox damay wax école yoo xam ne amul bibliothèque yi dañu màgget damay wax école yoo xam ne table banc yi doyul damay wax école yoo xam ne jàngalekat yi doyuñu damay wax école yoo xam ne dañuy inondé parce que am na école yoo xam ne ci biir ndox la ñu ne kon nag beneen bi mooy fexe revaloriser statut jàngalekat fexe ba njàng mi métier bi mu doon un métier attractif parce que métier buy xëcc ñun ñi mooy métier boo xam ne payoor yi dafa baax. njàng mi ak njàngale bi ba tey gën a ñoŋal lu ni mel ca diwaanu Fatick xam ngeen ni leen ci loo xamante ni ñu ngi koy wéyal bokk na ci projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal lu ni mel daal nañ koy jëmmal bu baax lañ ca jublu itam bokk na ci rek lépp lu ñeel wàll wi mu gën a am doole ca diwaan bu Fatick ak la ko wër Cheikh Yaba Diop moom mooy inspecteur d'académie bu Fatick dikkaat na bu baax ci solos ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofee Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. deuxième cohorte bi nga xamante ni si Sénégal bénéficié nañu ci projet bi projet académie nag boo gisee mu am mooy dañoo bëgg a doxal éducation nationale si ay anam yu mucc ayib maanaam dañuy fexe ba éducation bi ñuy jox xale yi mu nekk éducation bu mucc ayib une éducation de qualité waaye projet bi ñi ko tëgg mooy PADES mooy projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal ñi ko jàppale nag si projet bi dëgg-dëgg mooy DEPRE moo tax tey ji ñu am fi benn équipe technique nationale bu waa DEPRE ñu ñëw pour jàppale ñu xool nan la ñuy saytoo njàng mi si Fatick pour mën a am ay actions prioritaires yi nga xamante ni dañ ko tëgg si projet bi mu nekk projet boo xam ne day joyanti te ni ñuy war a piloter un système éducatif AFD moo ñu si jàppale si financement bi ak partenariat mondial pour l'éducation mooy ay des organes de pilotage am nañ benn comité de pilotage bi nga xam ne gouverneur de la région de Fatick moo ko présider mais aussi am nañ comité technique régional bu nga xamante ni secrétaire général IA moo koy coordonné ñu boole si nag ñëpp ñi nga xamante ni si rek service yi nga xam ne dañuy yëngu si éducation nationale. ginnaaw Fatick lu ñeel njàng mi ak njàngale mi ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Kolda addu ci leneen mu soxal wàllu mbay xam ngeen ne nag taw bi taw na fa bu baax a baax bàq wi daal di tooy tax na itam ñi yëngu ci wàll wi ci la jamono xam am nañ xel mu dal ci rek li nga xam ne moom moo di nawetuk ren guile suñu ay ndaw itam doxantu na gis ñenn ci ñoo xamante ni ñoom ñoo siq wàll wi ca diwaan bu Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo. pluviométrique yi diwaanu Kolda ñëpp a excédentaire ci wàllu ndoxu taw mu mel ni poste pluviométrique bu commune Kolda fu ndox bi ñu fa taataan bi nawet bi dore ak léegi toll ci 948 millimètres ci juróom fukki fan ak benn te daaw ci jamono ji bile poste moo ngi woon à 729 millimètres taw bu baax bi ak moyen yi nguur gi jébbal béykat yi tax na gàncax gi ci tool yi naat lool. ñun ñu nekk ci wàllu agriculture bu ñu ñëwee ci dëkk loolu la ñu njëkk xool bu ñëwee gis nañ tool yi macha allah naat nañu rafet nañu vraiment am nañ ci yaakaar bu rëy gis nañu également aussi que superficie yi yokku nañu loolu nag lépp nag li ko waral mooy que ndimbal bi état bi doon def ci wàllu mécanisation ci wàllu jàppale ci jiw ak semence
loolu impact bi moom la ñu gis ne sur le terrain. ci tund wu Koutiéra ak li ko war ci goxu Mampatim fu mbéyum witteen bi am doole lool seeni tool yépp a naat. Aujourd'hui nous sommes dans le secteur de Dabo où il y a 144 groupements de producteurs de coton. Sur ce, le GPC nommé Koutiéra, là où nous sommes, qui arrive en première position en termes de superficie et en termes de production. La moyenne des 2 dernières années, ils ont produit près de 140 tonnes de coton graine. 140 tonnes. Ils ont remboursé tout ce qui est intrant, crédit intrant et crédit matériel agricole. On les a restitués près de 26 millions. Ça, c'est on est à payer. Koutiéra, village boo xam ne traditionnellement dañu leen xam ci mbay. te xale yi ñu ngi ci jàpp bu baax a baax ñu ngi liggéey. parce que dañoo décider orienté vers l'agriculture te gis ngeen tool yi vraiment macha allah tool yi ci wàllu coton ci wàllu dugub ci wàllu mboq vraiment tool yi macha allah. ñàkkum ay jumtukaay ñooy yenn ci jafe-jafe yi ñu fay joytu. Il y a peu de tracteurs mais quand même ils ont eu à contribuer près de 35% de préparation de sol des superficies emblavées dans le secteur. bi ñu xoolee fu seen mbéy mi toll ci wàllu naat. ñoo ngi dund yaakaar am ab nawet bu mucc ayib ci wàllum rendement. mbokk yi jàppale ne nag si mbanu Brassou ma nga ca département bu Goudomp foofee itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di soxna yi lenn ci seen ak naqar daal da leen dëddu ndax itam aw appareil échographie boo xamante ni nag daal nañ koy daloo lu ni mel itam dina mën a tax soxna soosee nag njafane bu ñuy mucc xam anam ba nga xam ne itam noonee la ñuy amalee lu ni mel du leen gaañiti benn yoon ndax itam dañ doon dox ay kilomètres ngir rek daal di wutali ko docteur wala boog yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Wegga Bakary Konté xaali jàmbe ci reportage. li wànnu lor fii ci commune bu Simbandi Brassou ñoom nag dañuy am ay jafe-jafe pour daal di def échographie madame John Lucie Khady Biaye moo sage-femme la ci poste de santé bu Simbandi Brassou. dañu amoon problème parce que écho bi daa sore woon fu mu nekkoon ba Goudomp te Goudomp da ngay traverser 50 kilomètres pour que femmes yi mën na ñëw foofu te am na yeneen femmes yoo xamante ne amuñu moyen pour fay transport. ñeneen dañuy traverser fleuve Sédhiou bi pour dem à 9 kilomètres tamit am na ñeneen ñoo xam ne dañuy jékki-jékki saa yi bu ñu yéegee ci oto yi rek am problème soit nit ki saigné nit ki avorté ou bien mu accouché inopiné parfois prématuré la ci condition yoo xamante ne dafa métti trop. appareil bi ni mu ñëwee nii xam nañ dañuy xeex pour que taux mortalité maternelle bi mu wàññeeku parce que Sénégal tey moom la ñu bëgg dañoo bëgg vraiment mu jeex. pour nag génne leen ci jafe-jafe yu ñu nekk loolu moo waral ONG italienne bii di Ballo Solo daal di may commune bi Simbandi Brassou benn appareil échographie. dañ ko soxla jigéen ñi dañ ko soxla et puis on est dans une commune bi nga xamante ne aussi il y a 19 000 habitants quoi c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes et que amuñu benn appareil échographique de cette nature là donc le problème là. C'est comme si vraiment tu as l'impression que parfois, bon, gars, ils sont dans un autre monde. Aujourd'hui, en 2022, aujourd'hui, n'est-ce pas, une commune de 19 000 habitants, il n'y a même pas un appareil. C'est insupportable, à la limite. Donc vraiment, on est très content, satisfait de cet appareil-là. Partenaire bu sérieux là, machallah, bu ñu ko xamee ba léegi mi ngi def lu man te mi ngi def ay jéego yu am solo. Moustapha Kouyaté moom nag mooy représenté ONG italienne bi. C'est venu d'un fait anodin. boo gisee ñu joxe appareil bi dañuy gis ni dafa bëri ay xale yoo xamante ne dañuy faatu ndax ñàkk boo xamante ne moo am ci diwaan bi loolu moo waral nag ñi daal di indi appareil bi pour corriger jafe-jafe yoo xamante ne askan bi mu ngi koy dund fii ci diwaan bi. Vivre correctement pour s'occuper correctement de son enfant. commune bu Simbandi Brassou ci ay weer rek amoon nañu benn ambulance léegi nag ñi daal di am benn appareil échographie maire bi di ne dinañ réfectionner tamit ñetti case de santé fii ci diwaan bi daal di tabax tamit ay salle de classe. jërëjëf Bakary Konté ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yéen itam naka noonu fi la ñuy jaar daal di bural jotaay wi di daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam man ma jox leen dig daje ëllëg incha allah ci seen émission info du matin.